def jël représenté candidat Macky Sall war a jàkkaarloo ak Sang Mbacké Mbaye bu coalition Madické Président 15h ci rajo Futur Média édition spéciale à partir de 14h ngir arrivé Abdoulaye Wade ci biir émission Géew Beat ak Abdoulaye Cissé di ngeen di am ay information jëm ci Abdoulaye Wade secrétaire général parti démocratique sénégalais ak wàccam aéroport caravanam ba na mu yeggee ca permanence am géew bi spécial lay doon ci RFM tey ji à partir de 15h. jërëjëf Makhtar Samb ci wàllu xarala gi géew bi li tax mu spécial tey xam ngeen ko mooy jotaay bi ñu nekk depuis 14 heures parce que ñu ngi nekk en direct depuis l'aéroport international Blaise Diagne ci lu parti démocratique sénégalais ak seeni alliés di teeru président Abdoulaye Wade dinañu continuer aussi même ci biir émission bi ci biir jotaayu géew bi di jokkoo ak suñu ndaw yi nekk ci trajet bi ak it aéroport la ñu koy tàmbalee ak Jo Maroon incha allah léegi ci kanam dinañ ci dellusiwaat ñuy njëkk a jéggalu parce que annonce géew bi dafa annoncé Mouhamadou Lamine Bara Cissé Barési du président Jëf Jël waaye finalement Mamadou Thiam moo ko fi wuutu ci teewaayam représenté fi Benno Bokk Yaakaar Mamadou Thiam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la sant bu baax a baax. di la gërëm ci émission bi di gërëm waa RFM di nuyu sama naataangoo di souhaiter effectivement ñu am benn débat boo xam ne dina dimbale Sénégalais yëpp ñu xam sunu candidat yi lan mooy seen programme lan lañ bëgg fan lañ nam jëmale sunu. sa naataangoo bi nga jàkkaar lool te di ko nuyu mooy Sang Mbacké Mbaye Sang ñu ngi lay dalal wax ni yaa ngi fi teewal coalition Madické 2019. jërëjëf Cissé maa ngi lay remercier ci invitation bi. di nuyu monsieur Thiam di wax ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi déglu que ñoo ngi fii tey pour wax ci sunu ay programme pour permettre sénégalais yi ñu xam ban programme mooy programme bi gën pour que ñu fal ko mu nekk njiital réew mi. Sang yow xam nga da ngaa dégg galañ moo tax comme da nga maa dugal ci wàll boobu fi may njëkkee mooy Sang xam nga am nga jaar-jaar. bu ma sañoon ni sax xëy na bokkoon nga làng ak ñi nga xam ne nii ñoo fi teew tey ci lu gàtt parce que dañuy dem aéroport tout de suite balaa ñuy sori ci débat bi ci lu gàtt lan moo waral yow ci mbër yëpp nga tànn ci Madické 2019 wax ni Madické amul woon parti taxawagul woon ci lu gàtt rek le temps que ñu dem aéroport international Blaise Diagne. d'abord ci présentation bi man doomu Ablaye Wade la doomu PDS la actuellement ni may wax ak yéen man maay secrétaire général PDS ci Cambérène. li tax ñu ànd ak président Madické Niang umpul kenn ni kii nga xamante ni mooy njiitul réew mi Madické Niang yàlla na ko yàlla def waaye Macky Sall moom maanaam rusul ni dafa ragal candidat PDS muy Karim Wade rusul ni dafa ragal kii di Khalifa Sall et instrumentaliser la justice amul lu mu deful pour barrer leen n'est-ce pas pour duñu nekk candidat alors ñun ñi nga xamante ni ñooy doomu Ablaye Wade nekk PDS bi Madické Niang taxawee gis ni Macky Sall il aura réussi à barrer la route à Karim Wade ba du nekk candidat moom mu poser le débat pour que ñu waxtaanee ko tànn keneen mais am aussi ñoo xamante ni ci parti bi ñoom dañoo jàppoon ni xeex la ñu gis et te yaakaar naa ni tey histoire jox na raison Madické parce que bu ñu demoon ba ñu invalider la candidature de Karim ñuy doog a wëlbatiku ni dañuy dem uti ay parrainage bu boobaa yaakaar naa ni béy nu ñu koy waxati. day wéy mbuus béy wéy na mbuus. wéy na ak mbuus. donc ça serait trop tard. ba tax na démarche yu Madické Niang képp kuy doomu PDS. képp kuy doomu Ablaye Wade képp kuy citoyen boo xamante ni vraiment vision président Ablaye Wade vision PDS bëgg nga jàpp nga ni moom la ñu war a jëlee Sénégal yóbbu ko ci abondance je pense que sa warugar mooy nga jàppale Madické. kon yow boo sañoon tey bu Ablaye Wade wàccee ne mbooloom PDS jàppale leen Madické Niang. waaw loolu dafa nekk loo xamante ni c'est le choix de la raison parce que kii di ci candidat yi. kenn rek moo ci nekk doomu PDS muy Madické Niang. dit waay. mais attendez Madické il est responsable du PDS. Idrissa nga koy woote de. Idrissa nekkatul PDS. Idi 2019 Idrissa il a son parti qui s'appelle Rewmi. te Idrissa Seck depuis yaakaar naa ni 2011 amul benn contact ak Abdoulaye Wade. par conséquence man seen tuuma tey ji Abdoulaye Wade joxe consigne de vote pour Idrissa Seck. am na naam ñoo xamante ni ñoo ngi dem di jàppale Idi. Madické it am na ma fàttali leen 14 anciens candidats yoo xamante ni dañoo jàpp ni kii mooy ki gën ci réew mi ñu ñëw jàppale ko ñii dem ci Idi seen calcul mooy pour su Idi faloo jàpp nañ ni xëy na moom xëy na mu ñoom daal seen calcul xëy na moom mooy jàll
ñoom dañoo bëgg su falu mu sédd leen. waaw lu tax nga jàpp ni yow. dañoo jàpp seen calcul mooy. waaw mais lu tax nga jàpp ni ñi jàppale Madické te nga lim seen lim ne 14 sax foog ñu dellu soit ci. si effectivement voilà donc bu dee 14 la. mën na ci jar na ñëwaat leeral mais donc lu tax ngay jàppee ni ñi dem ci Idi intérêt la te ñi dem ci Madické du intérêt logique la. waaw parce que ñi nga xamante ni tey ji ñun ñoom la ñu jàpp ni ñooy wooteel Madické mooy ñi jàpp ni Sénégal borom jikko ju rafet borom loxo yu set comme expérience de la gestion de l'État moo ko war a gérer koo xamante ni kàddu démbam ak jëfinu tayam maanaam dëngoowul. Mamadou Thiam ma leb la tontu bi. dem aéroport international Blaise Diagne. maa ngi ñëw léegi Mamadou Thiam teewal fi Benno Bokk Yaakaar candidat Macky Sall. Jo Maroon ah Jo daf mel ni yaa ngi ci xumbeel yi nag xanaa ñooñu dañuy door a yegg si. waaw Jo ñooñu xaw nañ laa couvrir tuuti xam naa. waaw. Cheikh Gueye a nekk pro Khalifa négociation Cheikh Gueye yaa ngi en direct ci RFM. waaw Jo il est Jo Maroon waaw Jo defe naa ni maa ngi lay bàyyi ak Abdou Thiam. waaw Jo ma bàyyi la ak Abdou Thiam ci régie bi mu ci parti bële mu wax ak yow parce que xumbeel yi ñu ngi koy dégg mais lii Cheikh Gueye ma fàttali ni Cheikh Gueye ci waa kër Khalifa Sall la du bokk ci teertu président Abdoulaye Wade mu ñu doon wax lu tax mu ko doon teer Mamadou Thiam Benno Bokk Yaakaar dégg nga li waa ji wax nee na bu candidat tey tànneef waree am Madické Niang la ci donte sax ci wàllu opposition bi la doon waxee lu yaakaar nga ni Madické war naa mën a gën sa candidat yow. ci tànneef waree am ci fan. ci candidat yi. ci taxaw bi waaw mais ci li ñu jëmale ci élection bi. xam nga c'est normal moom Madické lay liggéeyal Madické lay représenté bu waxul woon loolu dina jaaxal ñëpp. alors bon man mii nag toogal fi Macky Sall candidat Macky Sall dama jàpp ne man ak sénégalais yu bëri nag. ndax Madické musul doon candidat wax dëgg yàlla kenn xamul lan la pesé man candidat bi ma teewal moom ñëpp xam nañ macha allah li mu pesé ndax 2009 la wàcc ci lang gi en tant que candidat jiite partem def ay résultats dem 2012 gagné élection présidentielle. fi mu yóbbu réew mi ci juróom-ñaari at yaakaar nga. balaa may yegg sax sama xarit ci fi mu yóbbu réew mi dama jàpp ne Macky Sall moo gën ci candidat yi parce que d'abord profil bi mu yor. dafa yor profil boo xam ne nii profil bu unique la ci espace public sénégalais ndax Macky Sall bu ñu gisee rek ku ko gën a xam état ku ko gën a am expérience ou gestion des politiques publiques nañ ne ma mu ngi nii ndax Macky Sall. ñoom kay wax nañ la ñoom kay. yàlla dafa def ne d'accordul ak ñoom waaye ñoom ku nekk ci ne joxoñ na sa candidat. waa xam nga man du ma wax sama candidat rek moo gën damay wax li tax. waaw ñoo xam nga yow sànq da nga ko ne moom bu waxuloon loolu mu jaaxal la. en matière de politique publique mën na la delloo même chose bi ne boo waxuloon loolu mu jaaxal ko. waaw dëgg la ku ci nekk rek mën naa wax li ko neex. mais damay argumenter rek. waaw boo ma mayee tuuti boo ci nangoo. ñu ngi lay déglu bismillah jërëjëf dañuy delluwaat aéroport léegi ci kanam. d'accord donc xam nga Macky Sall yàlla dafa def. dafa nekk directeur général. xam ni ñu yore entreprise. nekk conseiller spécial chez le président de la République. xam ni ñuy liggéey ci biir état. nekk ministre d'état. nekk premier ministre. nekk président de l'Assemblée nationale. rax ci dolli yàlla may ko mu jiite réewum Sénégal 2012 ba 2019. indi loo xam ne nii kenn mësu koo indi Sénégal. ndax Sénégal bu njëkk ay politique de lutte contre la pauvreté maanaam ambition wu état Sénégal fi mu yemoon mooy xeex ndóol. Macky Sall ne war nañoo raw loolu. raw loolu mooy war nañu xeex ndóol gaa waaye war nañu am ambition de développement économique et social de notre pays mu indi un plan Sénégal émergent. guléet pour la première fois. ñu am président boo xam ne day ñëw ne sénégalais yi ci wàllu mbay mi fii laa leen fekk fii laa leen bëgg a yóbbu ci wàllum napp gi fii laa leen fekk fii laa leen bëgg a yóbbu ci wàllum njàng mi fii laa leen fekk fii laa leen bëgg a yóbbu mu doon ay objectifs yu smart yoo xam ne nii sénégalais bu ne bu ko neexee mën naa toog fi mu toog xayma nat ne ah est-ce que fi ñu bëggoon yóbbu yegg nga fa ma la yeggoo fi lan moo ci des nan lañ koy mottalee. donc loolu mu nekk une rupture dans l'élaboration et dans la mise en œuvre des politiques publiques boo xam ne président Macky Sall porté na ko bailleur de fonds yi d'accord ci askan wi d'accord ci candidat yi nekk fii sax ci élection présidentielle d'accord ci ndax keroog dama déglu benn porte-parole un candidat porte-parole am notamment Abdourahmane Diouf bu réew mi
taxaw carrément ne ñoom bu ñu faloo plan Sénégal émergent duñ ko teg fële dañ koy jàpp dañ koy téye kon ñoom ci seen bopp d'accord nañ ne politique publique yi fi Macky Sall teg bu ñu demee ba ay adversaire am waxewu ko noonu nag d'accord nan la ko waxee dafa wax ni du ñu ñëw rek lu fi amoon ñu teggi ko teg fële danañu tànn segg li ci baax ñu am luñ ci yokk gëstu ko continuer waat ko. waaw boo nee rek dañ koy continuer wax ji day gàtt. xam nga plan Sénégal émergent boo ci def ay amélioration loolu la ñuy woowee ay amélioration jàpp ñu ne. yokkoon na sax wax ni moom plan Sénégal émergent bi ñu ko móolee moo ko gën a défendre ñenn ci ay cadre du parti démocratique sénégalais ndax ci expert ya la bokkoon. dëgg la waaye xam nga ba tey newagul ne baaxul da koy seppi sànni. kon loolu rek sant yàlla la. di ci sant tamit Abdourahmane Diouf ndax boo nekkee opposant tamit. ngay xool li baax nga koy nangu yu mel noonu dañ koy rafetlu. donc sag la 2 milliards yi. ma yeggali nga baal ma ko bàyyi woon nga yeggali lu jar 2 milliards te en 3 mois dana ko bind. d'accord ma yeggali rek nga baal ma. jërëjëf donc bu ñu demee ba suñu opposant nangu ne plan Sénégal émergent base bu solide la boo xam ne ni ñoom bu ñu ñëwee ci la ñuy sukkandiku pour yeggali kon loolu sag la mosumaa gis bi ma commencé suivre politique. bi ma commencé suivre élection présidentielle Sénégal ba tey musuma gis porte-parole beneen candidat accepté ne candidat sortant bi politique publique yu mu mëne man ci laay sëkkandiku xool nu ma ciy yokkee ak nu ma ciy amélioré donc day wane ne une fois de plus dans tous les domaines sama candidat dafa sortir du lot sama candidat dafa nekk candidat boo xam ne nii c'est hors des sentiers battus muy Macky Sall moo tax ma jàpp ne mooy candidat bi gën. Mamadou Thiam nga taxawagum foofu ñu dem ci Jo Marone rapidement dellusiwaat xuus ci suñu débat Jo Marone. oui Jo yaa ngi aéroport actuellement président Wade yegg si na am déet ak ña koy teeru fu ñu toll. waaw président yegg seegul dañu xamal léegi ne ci 15h45 la avion di wàcc loolu Oumar Sarr moo ko xam ne léegi nii waaye li ñu mën a wax rek mooy Viviane Wade moom ñëw na mu ngi ci biir actuellement fi nga xam ne foofu la war a dajeeg kii di Abdoulaye Wade donc pour le moment daal fi mu ne nii moom Abdoulaye Wade yegg seegul mais Viviane mu ngi fii ñoom Oumar Sarr ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi bokk na ci ay ñu jege Khalifa Sall muy comme Cheikh Gueye nekk premier adjoint au maire donc ñu fa ngi nii jamono ji di xaar mais mbir mi nag day gën di rek di yokku ci biir mobilisation. ci ndorteel bi gisoon nañu dañ ko doon lim rek ay ñaar ba ñett mais fi mu ne nii bari nañu lool fi mu ne nii ci buntu bi donc dañu sax sécurité bi dafa mujj par def ay grille yoo xam ne duñu mën a egg si fii mais en tout cas bari nañu ñi nga xam ne ñoo ñëw jamono ji. mais Jo ba léegi ci fan ngeen nekk ci aérogare passager bi ngeen nekk wala ci pavillon présidentiel bi. ñoo ngi ci devant le pavillon présidentiel. foofu la ñu nekk jamono ji. gis naa ne kii sax Bruno Diatta ñu ngeen baal ma Lamine bi nga xamante ne moom moo doon assurer sécurité bu Abdoulaye Wade Lamine Faye voilà actuellement Lamine Faye mu ngi door a egg si moom la ñu gis ni muy dem donc ak mel ne daal protocole am daal mu ngi fi jamono ji donc 15h45 avion bi dina wàcc Abdoulaye Wade war a mën a génn daje ak askan wi waaye leer nañu ne du def discours fii. d'accord mën na am aussi bon bu changé mais en tout cas pour le moment daal nee na bu eggee daal bu ñëwee day dugg ci otoom ñu cortège bi topp ko léegi bu demee nag bay côté Rufisque yooyu xëy na mën naa muy wax ak askan wi. pour le moment 15h45 boo ko gisee tu lui fais signe après ñu dellu siwaat ci yow ah. xam naa dina fekk avion bi xaw a suufee. waaw mu seen moom it mbooloo mi fa nekk door a wàcc xam naa le temps que muy génn dana fekk ñun ñu xuus ci suñu émission mais dans tous les cas dara du leen ci rëcc incha allah Jo ñu ngi dellu siwaat léegi ci kanam. à tout à l'heure Abdoulaye. jërëjëf ñu xuus ci suñu jotaay géew bi ma fàttali ñu ngi fiy dalal Mamadou Thiam teewal fii coalition Benno Bokk Yaakaar bu candidat Macky Sall ci sama wàllu ndeyjoor Sang Mbacké Mbaye teewal fii coalition Madické 2019 Sang wax na ko léegi PDS la bokk gannaaw seen candidat la ñu doon njort ñoom ñu gàntal ko teewaayam ci élection bi la jëm jàppale ji Madické 2019 bu ñu xuusee ci wàllu programme ndax léegi juñu ngeen fii li nga xam ne nii moo ku nekk loolu ko xiir ci candidat bi muy jàppale alors bu ñuy tënk rek thématique yi bu ñu jëmee ci wàllu justice bonne gouvernance ñu xuusaat dugg ci wàllu économie sociale agriculture bu ñuy jeexal xëy na dinañ wax ci wàllu leadership kilifteef ci wàllu Sénégal ci biir Afrique ci biir àdduna bi Sang Mbacké Mbaye bu ñu taxawee ci wàllu transparence bonne gouvernance justice est-ce que yaakaar nga ni Madické Niang avocat la am na loo xam ne mën na koo yokk ci lu gën a dalal xelu nit ñi ci wàllu boobu bonne gouvernance li ma ci namm mooy yorin wu sell ci alalu réew mi transparence mu leer ak justice bu amee lu lënt bu ñu demee ci yoon ñu teg ko ci yoon répétition la waaye nag baax nañu waxee ko noonu
bismillah. waaw Cissé yaakaar naa ni programme bind ko yomb na il suffit nga am 10 professeurs rek ñu bind le programme bu rafet mais li nga xamante ni mooy problématique bi mooy est-ce que nit ki il a le profil de la tâche maanaam comme soo defee étude de projet dem déposer ko dañuy xool ndax am nga métier bu méngoo ak yow li nga demandé ñu financer la ko. alors donc programme nit kay def programme jikko yi nga xamante ni moom la méngool jikko yi mu incarné ak ses capacités ak ses compétences loolu tamit yaakaar naa ni nit ñi war nañ ko xool ci programme. parce que gis nañ fi président boo xamante ni daf ñoo digoon yoonu yokkute mais dem ba ci biir xam ni la mu digoon Sénégalais yi moom sax gëmu ko. mais compétence mu teg ko fële compétence bi mu teg ko ci kuy wut réew mi dañ koy natt ci profil professionnel danaa ñëw ci compétence yi. ci yoonu yokkute la Macky Sall dige woon Sénégalais yi ñu fal ko ci. mais mu dem ba ci biir xam ni mënu ci dara mu teg ko fële indi plan Sénégal émergent boo xamante ni ay tubaab la fay 2 milliards 500 millions ñu bindal ko. tey jii plan Sénégal émergent boobu ni ñu koy exécuté wane na ni tey jii Sénégal c'est la vache laitière encore de la France. parce que boo jëlee terre bi nga xamante ni mooy seen train boobu. train bi. nga xamante ni benn entreprise française bu doon daanu. ñu woo Macky Sall jàppale entreprise bi. mais si xam nañ nu mu fa demee. n'est-ce pas mu jël 1200 milliards. ci xaalisu Sénégal investir ko ci train boo xamante ni génnul Ndakaaru loolu scandale musu ko weesu. te tey soo xoolee nee na waaye moom loolu lay wax defal daal 656 milliards yi loolu waxi Macky Sall la. kooku jarul dóor sa doom nanguloo ko. mënuñu ko nangu. maintenant boo xoolee terre boobu non seulement génnul Ndakaaru mais tey boo jógee ay Dakar di dem aéroport de Diass war a jël terre bi da nga dugg oto wàcc sa oto jël train bi wàcc train bi jëlaat oto pour dem aéroport ba. mais nee na mu ngi ci yoonu prolongé ko alors que autoroute à péage bi nga xam te gis-gisu président Ablaye Wade la jóge na Ndakaaru dem ba Diass n'est-ce pas. kon train bi ban opportunité la indil Sénégal nga jóge ci train boobu mu ñëwaat sur le profil de la tâche tey jii li nga xamante ni mooy programme bi le président Madické Niang di proposer Sénégalais yi muy un projet de société boo xamante ni Sénégalais bu xëy tàllal loxo yàlla li nga koy ñaan muy jàmm ak xéewal boobu moom le président Madické Niang indi ko muy programme am mu nekk programme boo xamante muy projet de société boo xamante ni képp koo xamante ni da ngay xëy di ñaan yàlla jàmm ak xéewal donc nga gis ki nga xamante ni muy Madické nitu jàmm la nekk na nit koo xamante ni yàgg na ci landerneau politique sénégalaise mais kenn mësu ko dégg kàddu gu ñagas kàddu gu ñaaw wala engagement boo xamante ni mënu ko jëf mu engagé wu ko. Madické Niang nekk na ci rare homme politique sénégalais yi nga xamante ni ñu bëri sax dañ naan ndax ñoom ay homme politique lañu ndax ñoom c'est des politiciens. am na gis-gis naam am na xam-xam dem na ba un ancien chef d'État naan ko yow Madické li nga xam ci réew mi te kenn mësu laa dégg ngay wax mu xamal ko ni man sama métier avocat daf ma mayewul lépp li ma xam ma koy wax. par conséquence ki nga xamante ni am na capacité yooyu xam lu bëree bëri n'est-ce pas tooge ko am ay valeurs yoo xamante ni ay valeurs morales la de fidélité d'engagement pour sa patrie et de générosité mu yàgg ko doxale aussi démb tey di doog a dikk donc kon yaakaar naa ni su indee programme bi nga xamante ni daf ko accès ci ay mesures phares ak ay mesures d'urgence n'est-ce pas pour jëlee Sénégal ci guute gi ko Macky Sall dugal yóbbu ko fa nga xamante ni mooy abondance Sénégal jëm kanam ñu teg ko ci jàmm aussi jàmm ak xéewal parce que danger yi nga xamante ni tey mi ngi gete Sénégal ak Macky Sall ñëpp xam nañ ni pétrole bi nga xamante ni feeñ na fi mais dafa laaj président bu am fulla président bu am fayda président boo xamante ni occidentaux yi duñ ko imposer pour que mu fexe ba lii génn Sénégal muy njariñu Sénégal te yaakaar naa ni su dee fulla ak fayda ak patriotisme Madické Niang incarné na ko démb n'est-ce pas ak tey ci wàllu li ma laajoon bu ñu tënkoo ci wàllu gestion bonne gouvernance yaxanal na alal réew mi ci sa gis-gis wàllu woowu du am na lu ngeen ko ci nangulam déet non Macky kay déggoo dama ni dafa jël Sénégal def ko la vache laitière de la France actuellement nii ndax dañuy wax toujours ni su Abdoulaye Wade lépp lu doon njariñ Wade daf ko jëloon jox ko Sénégalais yi ba tax réew mi quels que soient les aléas économiques n'est-ce pas de l'environnement international daaw ñu ko sentir bu baax daan nañu wax jamonoy Abdoulaye Wade aussi nag naar yi bari woon nañu fi lu ñu duggoon ci économie réew mi waaw mais loolu diversité de la vision libérale la xam nga tey et puis programme Madické Niang aussi il faut ñu xam ni soubassement am c'est la vision n'est-ce pas du Parti démocratique sénégalais maanaam le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais qui avait permis à Abdoulaye Wade mu jëlee Sénégal ci fa ko Abdou Diouf bàyyi woon budget Sénégal xam ngeen ni en 2000 bi Wade di ñëw
c'était à 516 milliards. Vision boobu tax président Wade jëlee ko 516 milliards ba yóbbu ko 2300 milliards n'est-ce pas ci 12 ans n'est-ce pas vision libérale boobu nga xamante ni day mettre l'accent sur la valorisation de l'homme ndax pour ñun les libéraux dañu gëm ni nit la ñu war a valoriser nit ki su baaxee am ay valeurs yu mu incarne muy ay valeurs intrinsèquement nobles n'est-ce pas kooku nga sol ci moom ay compétences su boobaa réew mi yëpp dana mën a avancer ci côté emploi aussi dañ jàpp ni chaque citoyen dafa war a nekk un porteur de projet de société maanaam su ñu nee un projet de porteur de société ku ci nekk pour un libéral citoyen bu nekk dafa war a nekk un entrepreneur ndaxte citoyen bu nekk tey bu nekkee entrepreneur. est-ce que du loolu la Macky Sall jéem a def ba di teg ay fonds yoo xam ne ñu ngi financer nit ñi nga xam ne ñoo am seen i projet. waay xam nga Macky Sall non bu fekkee ni da nga bëgg bu fekkee ni da nga maa laaj ma tontu waaw d'accord mais ma yeggale laaj ma mottali laaj bi comme da ngaa bàkk Sénégalais yi nekk ay porteurs de projet moom mu ñëw président Macky Sall ne kon def naa fi kuréel goo xam ne nii ku am sa projet boo laajee ñu gëstu ko financer la. muy xam nga Macky Sall turam rek dafa xaw a nuru ak maquillage. Donc, non, tout Macky Sall, non, c'est la réalité. Macky Sall, il ne fait rien, lo xamanteni lepp lu mu def, le mu neub ci biir mo ko ëpp. Même élection, bu né day organiser élection, le mu neub ci biir. Élection yi Macky Sall musa organiser ay toxidonal ay scandale la. Té fogon nañ ni ko xamanteni dafa jur après les indépendances, waron na rouss di organiser ay élection Sénégal yo xamanteni dañ koy maintenant par rapport ak li nga wax. Projet yoy ay yi Macky Sall di wax. Mais est-ce que politique lalu ko ci ginnaaw ñan ñoo ci bénéficié wu xaar ba à 2 jours des élections nga dem wër àdduna bi lépp loo xamante ni li Sénégal war a dundee pendant 35 ans nga dem lépp ko di ko financer sa waa parti ah ba tey jii ñëpp naan. dem leen lekk dem leen ku bokk Sénégal yëpp dañ naan dem leen lekk ndax alors réew mi da nga jàpp ni ñu financé waa PDS ak APR rek la. waay dama ni xam ngeen ni Macky Sall. d'accord Macky Sall. lii muy def nii waa APR kese lay financé. Mamadou Thiam dafa mel ni bu ma déggee wax ji yaxanalu leen alal réew mi yorin bi sellul muccul lan ngeen ci yokk pour xel yi gën a dal. waaw yaakaar naa ne pour xel yi gën a dal déjà ci comportement yi la d'abord ak ci attitude bi comportement ak attitude moo tax man dinaa dugg ci studio bi ba jóge fi du ma génne kàddu ju ñagas du ma xas benn candidat damay toog ci studio bi ñu nekk ci campagne électorale. yàlla may ma ñu tànn ma pour ma wax ak askan wi pour sama candidat sama wax yëpp day jëm ci ñett yi qualité yi sama candidat am ba ñu wóolu ko bilan bu exceptionnel bi nga xam ne nii moo ko liggéey Sénégal yi teg ci seen gët ak programme bi nga xam ne nii nam na ko dérouler dinañ wax ci programme bi nag sañ nañ tee wax ndax président Macky Sall moom ci boppam wax na ko keroog nee na ku la jox ndekki bu la diggee añ nga war koo gëm. président Macky Sall balaa ñuy dugg ci programme bi lan la def ci mbirum bilan ñun ñëpp sénégalais yaa ngi may dégg dañ doon jooy mbirum courant mu metti lool waxuñu ne réglé na lépp mais mu def ci ay jéego yoo xam ne nii coupure yu yàgg coupure yu intempestive coupure yi doon tax ñuy jënd ay groupe électrogène coupure yooyu ñëpp xam nañ ne sori nañu ñu bëri doon jooy mbirum emploi président Macky Sall dig leen ko réaliser ko plus de 500 000 emplois ñu créé ko en 7 ans. sang waxul loolu de loolu moom. mu ne leen non sang ñu taxaw parce que aussi baax na bu ñuy wax bu ñu waxee rek wax dëgg fi yàlla moom ci boppam nangu na ni 500 000 yi matul waaye créé na ay conditions pour ñeneen mottali ko donc mënuñu wax ni. da nga may wax plus de 500 000. du ma bëgg a polémiquer ak yow mais da nga may wax fan la ko Macky Sall waxee. 31 décembre. Macky Sall ci ba si. loolu kay mu ngi 500 et quelques du ma bëgg a polémiquer ak yow. parce que du objet mais damay bëgg rek ñuy wax liy dëgg aussi après commentaire ku nekk. bàyyil ma nangul la li nga foog. mais nangul ma tamit li ma foog ndax askan wi ñu ngi ñuy déglu. xam nga yow doo weddi parce Macky que Sall du ma bëgg comme ni ma la ko waxee rek. doo weddi Macky Sall te moom moo ko wax. donc mais mën naa la may nga continuer. waaw ma ne bàyyil ma nangul la li nga foog. mais nangul ma li ma foog askan waa ngi ñuy dégg. parce que du ma bëgg a polémiquer ak yow. ayca alors ma continuer ci li ma doon wax mu créer plus de 500 000 emplois yamut ci loolu. dana jafe Macky Sall ne mais demal. jërëjëf Macky Sall ne. problématique emploi bi ñu am balaa ñuy régler di agir sur les conséquences dañuy agir sur les causes mu commencé benn réforme boo xam ne nii kenn mësu koo gis Sénégal réforme boobu ñuy woowee l'alignement de l'enseignement et de la formation sur les besoins de l'économie maanaam nan la ñuy fexe
ba suñuy tàggatati suñuy doom état bi di ki def ay milliards ñuy joxe ay bourse ñu fexe ba suñuy tàggat suñuy doom ñu tàggat leen ci loo xam ne nii loolu la marché bi di soxla moo tax ñu am objectif bu ñu teg ñu ne dañuy fexe ba ñi am bac 30% ñi am bac dañuy am bac scientifique ñu fexe ba formation professionnelle et technique ñi ciy jàng ni ñu toll 6% lañ toll woon instant bi yóbbu nañ ko ba 15% ñu bugg koo yóbbu ba 30 ba 45%. maanaam Macky Sall différence fondamentale bi mu am ak yeneen candidats yi c'est que gars yi dañuy ñëw jëm a taf yëngal Macky Sall day toog analyser xool gis lan mooy metti du ñëw rek jéem a jël mercurochrome teg ko ci kaw day xool lu tax muy metti bu demee ba xam li tax muy metti mu teg benn programme boo xam ne nii dina tax à terme li doon metti ñu faj ko ba mu jeex niñ ko fajee ci courant bi noonu lañ koy faje incha allah rabbi ci emploi bi ndax emploi bi boo ko bëggee régler da ngay fexe ba sénégalais yiy génn ci école ñu jàng loo xam ne nii dafa méngoog li économie bi mën a joxe. mais ci wàllu orientation professionnelle bari na ay gàllankoor quand même. comme